ci ni ma ko kiyee daal ni ma ko jàngatee kàddoom yi mu jëm ci li mu wax affaire ak jëm ci lu mu wax ci affaire Aïda Diallo bi xam nga Aly Ngouille Ndiaye waaw dañ doon wax ni dañ koy dafa tële ci parrainage bi maanaam ñu bari di ko weddi naan Aly Ngouille Ndiaye tëlewul élection yi ñu génn nii nit ñi di expliquer ni Aly Ngouille Ndiaye ñu bari dafa tële parce que élection yi nu mu ko doxalee jaaralewu ko fu mu ko war a jaarale ba ci carte d'identité yi nga xamante ni ñu ngi bëgg a jot seen carte mënuñu ko jot mu nekk échec bu rëy sax léegi bañ nee Macky Sall na ko wàcce Macky Sall daf ne moom du wàcce Aly Ngouille Ndiaye maanaam dama leen di waxtaan bi damay tàmbali daal li tax moo jóg bañ nee na ko wàcce dane moom du ko wàcce Aly Ngouille Ndiaye doy na ko waa léegi Aly Ngouille Ndiaye à chaque fois day def ay déclaration yi nga xam ni maanaam mën naa ni poste bi mu yor xëy na tamit bu dee tamit mate na poste boobu yaakaar naa des na même essai gi muy def depuis élection yi ba léegi mu ngi continuer di ko def ndax lu toll nii problème bi bu amee ndax président Macky Sall temps yee passé ba problème mu Ahmed Khalifa Niass bi amee Ahmed Khalifa Niass ba mu tàmbalee di wax waxam yooyu kàddoom yi tegginewul yooyu Macky Sall da cee wax bu am solo dafa neutre dafa ne moom loolu amul lu mu ciy wax amul lu mu ciy dindi parce que loolu mooy dëgg parce que affaire de diine la diine ak jamono la ñu wax lee affaire àdduna la moom nguur la yor lii nag diine la kon bu fekkee ni ku toll ni sëñ Mountakha gis na li nga xamante ni waxuma la murid de gis na ci diine ji li nga xamante ni lii kat day sànq ndaw ñi te lii kat jëmul kër ndax Aïda li mu bëggoon mooy récupérer ndaw ñi récupérer jeunesse bi récupérer jigéen ñi wan leen yoon bi nga xamante ni am ñu nekk ci ginnaawam nag ndax kàddu yi ni muy ñëwee rek ñu jàpp nañ ni dafa am li nit ñi doon jortu naan dafa am ñu nekk ci ginnaaw jàpp nañ ni loolu lu dëggu la ndax Aïda bu nekkee si lu dul yoon lu toll ni sëñ Mountakha wax ko mu lànk kandaare continuer di def li muy def sëñ Mountakha woo ko ñaari yoon ci néeg parce que bu leen fàtte ni sëñ Mountakha Mbacké kat li tax muy wax waxi Aïda parce que Aïda dafa bëgg a yàq jeunesse bi yàq ndaw ñi jaarale ko ci yoonu sëñ Touba bi te sëñ Mountakha moo fi toogal sëñ Touba nit ñu nekk ay taalibe sëñ Mountakha di suñu xalifa général kon yoonu wi mu jël di ko mbubboo di ci on nit ñi mooy yoonu sëñ Touba bi yoonu sëñ Saliou Mbacké bi loolu lañ ko ne na arrêté tarixa bi muy woote pour sukkandiku si di def ay musibaam loolu la ñu accepté wul loolu moo waral mbaboor loolu moo indi coow li mais bu demoon defee ko feneen bu génnoon defee ko neneen nuñ suñu yoon nekku ci àdduna du yàgg ba ñu wax ci ba affaire am la parce que génn na ci murit bi mais mënoo ñëw si kër jàmbur fekk fa kër jàmbur mu tabax ko ba mu baax def ko teg ko ni mu ko war a tegee nga bëgg a ñëw am lobby yi nekk si ginnaaw am ñi nga xam ne dañ lay jàppale te ñu commencé di feeñ benn nga bëgg a ñëw ñu dooleel la nga bëgg a jaare foofu pour kat tas li fi sëñ Touba bàyyi mooy tegu si sunna ci yoonu siraatal mustaqima teg fi yàlla sant ko ak fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg tànkam ñu bëgg a dindi loolu indi beneen phénomène ba nga xam ne dañuy dem ba xalifa général du amati solo ci dëkk bi parce que Aïda Diallo bu defee lii nga xam ne du yoon keneen dana ñëw ne man it comme Aïda def na nii ba am xaalis on a jeunesse bi si lu ñàkk fayda woo leen ñu koy tàccu li ñu ne day takk ay say dëgg la parce que am na vidéo yi nga xam ne sax avant bii di feeñ wane woon nañ ko muy takki say nit ñi di jébbalu bi dafa yàgg ak takki say parce que dafay soog a feeñ rek lu ñu weddi lu gën a pire loolu am na ci Aïda Diallo mu def ko ay góor yi sukk ak lu ne am na mais loolu bu ñu naree ne amul si jigéen ñu gis ni tey lobby yi fu ne ñu ngi fay jóge fu ne di Sénégal rek moo leen tër ndax dëkku sëñ Touba dëkku maam El Hadj Malick dëkku Baye Laye dëkku maam Limamou Laye dëkku Baye Niass moo leen tër taal nañ Syrie taal nañ Libye dëkk képp kuy dëkku arabe rek nga am doole am pétrole rek ñu xam ne ñi jullit yi booloon nañ fa rek ba ci Arabie Saoudi bi moo ci mujj Arabie Saoudi ñu tayee ñu yëngal suba ñu arrêté ñu ngi teg seen tànk foofu pour am lobby yi joxe xaalis ci ginnaaw pour teg fa seen tànk xool ba détourner loolu xool nañ Sénégal nag gis nañ tarixa bi nu mel tarixa yi maanaam fii booloo nañ nekk benn ku xewle
ñëpp ne macha allah dañuy naw di jóge bitim réew di ñëw fii sax ñoom nasaraan si vraiment affaire bi jaaxal leen trop gis nañ loolu. léegi lu ñu mën a def xam nañ amuñu buntu parce que fii sa tarixa yi dañu suudewu amuñu buntu léegi ku mel ni Aïda Diallo la ñuy ngemb buñ ko ngembee jox ko xaalis parce que xam ngeen Aïda Diallo liggéeyul boole ko xaalis Cheikh Béthio bi mu fi bàyyi. parce que Aïda Diallo amul entreprise Aïda Diallo xëyul fenn Aïda Diallo ñi loolu rek état bu doon état ba normal la war nañ ko convoquer ñu laaj ko xaalis bii lu toll ni 1 milliard yow liggéeyoo defoo dara fan nga ko jëlee audité ko. mais heureusement dëkk bi amul yoon Aïda Diallo lu ko neex lay def dégg nga di jël alal bu toll noonu di wax ni jeunes yi jullitekat yoonu diinekat mooy raam toog tàccu la ñuy fecc moom loolu la bëgg a woon nit ñi. xalifa généraux yi amatuñ fi njëriñ parce que gis ngeen xalifa généraux yi chaque jour ñu toog ci internet bi di leen saaga tegatuñ leen fenn xalifa généraux yi lu nekk lañ leen di wax mais ñun. yàlla dogal na dañuy jéem nag mënuñu di góorgóorlu ci lu ñu jot a mën as tuut di ñëw lu ñu dégg ñu ñëw wax lu ñu dégg ñu ñëw wax parce que wax ji tam da ci am solo day tax ku xamul wala jeunesse bi nga xam ne réer nañ wala xamuñu kat def nañ ne xalifa généraux yi duñu dara wala xalifa généraux yi amuñu njëriñ comme ñoom ni ñu koy waxee ci internet yi rek di dal ci kaw xalifa généraux yi ñu won leen ni ñoo fi ne ndax nit donom moo fi ne seen donom moo fi ne donom mooy lépp nit ku ne mais nag ci kaw loolu dafa am ñi nga xamante ni dañu nekk ci ginnaaw am ñi nga xam ne dañoo am doole jël ñooñu bu ñu gisee tey ñi nga xam ne ñoo ëpp foofu ci dëkk bi ku mel ni Aïda Diallo parce que lu ko waroon mooy borom këram bu gaañoo ah di doon taalibe nekk taalibe Sëñ Tuubaa rek moo ko tax a jóg day ñëw tegu si ndigal jaarale mbir mi si yoon mais du dëgër bopp mais Aïda Diallo boo leen xoolee maanaam dëgër bopp ak fit ak sañ bi ak weex kanamam gi rek fit gi ci moom Aïda Diallo kese deful lii Aïda Diallo kese nekkul ci ginnaaw yaa quelque chose te loolu dina feeñ ndànk-ndànk moo tax déclaration Aly Ngouille Ndiaye bi dañuy wax ni président Macky Sall ñun si suñu xalaat bokk Aly Ngouille Ndiaye ni nga tekkee ndombal tànk magistrat ñooñu noonu fan yi xaw ma nan Sall nan ñooñu wax 3e mandat ngay def rek nga tekki seen ndombal tànk si lu wax bu amul benn sens wax ji nga xam ne dëgg la nga tekki seen ndombal tànk Aly Ngouille Ndiaye da nga war a tekki ndombal tànkam suñu mu gën a gaawee te xam nga lu tax raison bi tax ma la koy wax maanaam Aly Ngouille Ndiaye boo tekkiwul ndombal tànkam mën naa ni waxuma ñëpp de mais majeure partie bi mere nañ ko ci ay kàddoom majeure partie bi démb ba tey ñu ngi jàngat waxi Aly Ngouille Ndiaye bi ne kilifa bu yor ministre de l'intérieur du waxee noonu du àttee noonu parce que Aly Ngouille Ndiaye mun na ni taalibe Sëñ Tuubaa la bu cérémonie officielle jotee mu ñuy rey ak ay aaya di ñuy rey ay ngëm-ngëmu sëñ bi fekk ngëm-ngëmu sëñ bi ci seen làmmiñ la yor la yem parce que li tax ma wax loolu maanaam ñoom ni mu waxee ci diggante coow li ñu bëri nañ ko jàngatee mooy maanaam moom dafa ànd ak Aïda Diallo li mu def neex na ko ci nit ñi nuñ ko jàngatee noonu laay ñëw pour waxee ko ak nit ñi nuñ koy waxee di ko parce que am na ci groupe yi sax dañ koy wax groupe WhatsApp yi Aly Ngouille Ndiaye vraiment ni mu waxee daal da ngay dégg ñu ne ndaw si la àndal parce que ñëpp loolu la ñëw te loolu day yàq politique gu Macky Sall kon Aly Ngouille Ndiaye mu ko wax waxuma ñëpp de mais majeure partie bi mere nañ ko loolu bu ko yëgee bu ko yëgul majeure partie bi déclaration bi mu def déranger na leen parce que sëñ Mountakha bu fi nekkalee sëñ Touba nekkal fi yoon wi sëñ Mountakha ne lii kii yow nga ñëw ne Aïda Diallo li ngay def am nga droit def li ngay def am nga droit def ko su nu mu la neexee kon ça veut dire que waxi sëñ Mountakha bi wala nit ñi li ñuy wax ci yoonu diine bi yow mi ngi yor kaaraange réew mi nga ne danga yor kaaraange réew mi may nga Aïda Diallo pouvoir kon day laaj Macky Sall jëlee la ci ministre de l'intérieur bi te xam ne da nga tële bi dafa yàgg nag tële bi avant élection yi la ba tey parce que APR seen problème mooy ba si ministre yi seen problème mooy wax maanaam wax bu rafet ak kàddu bu rafet seen problème ñoom problème boobu lañu am dañ ci tappal ndombal tànk nit mais xam-xam bi du fa ne ndax Macky Sall à chaque fois ñi nga xam ne ñooy meilleur du leen ñi jàng xam mérito du leen jox à chaque fois ñi muy jox toujours dañuy def ay waxi ay erreur xam nga dem na Touba mu wax ni forage yi gulet
yooyu yëpp nit ñi ñu ngi koy jàngat di ko kaas en plus tam ñëw na yokkaat fi lii parce que ku toll ni xalifa général di wax jiite ay millions wi nit mu wax waxam yow mi yor ministre de l'intérieur bi nga ne taalibe nga retourné ñu laaj la mais luñ la posé question nee leen boo xamul sax looy wax neel man wax jooju daal na jàmm am rek wala mënuma ci wax comme ni ko Macky Sall waxee Macky Sall foofu naw naa ko ci ba Ahmed Khalifa Niass waxee waxam gu ñàkk a teggin googu waxam gu yaradi ko boobu def li muy def ba ñu laajee Macky Sall lu muy wax dane man sama yoon nekku ci man yooyu xaw ma ci dara xam nga neutre na foofu mais yow neutroo yow ni ko nit ñi jàngatee boobu dañu jàpp ni yow xam nga dañu jàpp ni yow danga may ndaw si doole ok ni ko nit ñi jàngatee mooy danga may ndaw si doole parce que bu dee sëñ Mountakha wax na loolu Aïda Diallo def definam bu rëy bi danga ko war a régler danga ko war a wax Aïda Diallo taalibe sëñ Touba kat day dégg ndigal li amul ci yoon bi bu ko def mais nag Aly Ngouille Ndiaye leen na laa la si yokkal yaa yor ministre de l'intérieur te yow ministre de l'intérieur bi échec na xanaa ci Macky Sall nga ko doonee mais échec na Macky Sall daal lu koy dimbali mooy dimbali ko ci taalibe yi dimbali ko ci léppam mooy mu tekki sa ndombal tànk teg fa keneen li ma leen wax nag dangeen ne kii waxi naka saxan rek mais li may wax ci kanam tuuti dina am parce que dafa def erreur wax ji mu wax am na ñu mun a xari seen xol xam naa kilifa yi sax na xari na leen dañ ko munta wax parce que warul wax loolu kon ça veut dire que nit ñi li ñuy wax yëpp c'est faux maanaam du affaire de diine yooyu maanaam yooyu amul solo li am solo mooy na Aïda Diallo def yi muy def jengaloo nit ñi jëmale nit ñi ci pox yow noonu nga waxee daal sa wax ji bu ñu ko jàngatee kon nag foofu def nga fa échec bu rëy xam naa nag di nga ko dégg ndax affaire bi mu koy waxtaane di nga ko dégg def nga fa échec bu rëy mais nag Touba dafa comme ni ma déggoon muy wax rek liñ na bu ñu ñëwee Touba mel ni waa Touba bu ñu demee feneen mel na kii maanaam day firnde li kii ki sëñ kii doon wax rek di ko bamtu day nduru parce que murit laa sàddix moo jafe jëfe bi moo jafe adduna gi boo fi nekkee te yow dëgg të la wax nit dëgg të la kon ba yaboo yow nga dee ñu suuli la balaa ëllëg si biir nga fi yàgg bàkkaar yi di fi bëri ndax dëgg boo demee yow mii jëmm ji ba mënoo yëkkati dafa dagg loolu daal moo ma déranger woon di wax ni di fàttali Aly Ngouille Ndiaye nga fàttali Aïda Diallo ne ko Aïda Diallo kooba la li ma leen waxoon Aïda Diallo dëgër na fit kooba la gis nga tuub yi muy tuub nii yëpp dëgguwul ci moom ndax dégg ngeen ci benn journal mu ne jéggalu na waaye mu ngi waajal màggal gi mais Aïda Diallo lenn rek lan lay avertir di la ko wax ngir yàlla parce que tooñ tam baaxul dëkku jàmbur ba ko danga fas yéene dëgër bopp fas yéene wowle nga ne yow luñ la wax doo ko baax ndax dafa am ñu ne sa ginnaaw yow kese amoo fit bi de fit bii jigéen du ko am gis nga fit bii jigéen seul benn personne du ko am yow la ak lobby yi ne si ginnaaw ak ñi nga xam ne ñu ngi sa ginnaaw ñu xam ne toroxal diine fu diine toroxee rek ña nga fa parce que Sénégal la leen të taal nañ dëkk yëpp dëkku arabe yëpp taal nañ ko Sénégal moo leen të ànd ak ay lobby yi nekk yi nga xamante ne tey ay nasaraan lañ vraiment seen loxo gudd loolu ñoo la ngemb may la fit loolu nag muy yow ak lobby yooyu ak Saliou Samb ak Botoor moomu ak Fama may leen doole loolu nag ngeen ne yéen da ngeen ñëw rek pour tas pour jël beneen phénomène pour jaarale ndaw ñi jaarale xale góor yi xale jigéen ñi wan ne leen ni ay affaire Khalifa général parce que say nit wax na ko audio bi waa ji wax rek tëj na wax ci waa ji wax ba ñu tëj ko audio boobu tëj na wax ci parce que waa ji lan la wax waa ji la mu wax yëpp ni Khalifa général du dara ay affaire de Khalifa général yi du dara du ma egg ci wax ji waxam ju ñaaw ja yëpp fan la déggee wax jooju nee nañ naar gu ndaw bi lu mu dégg lu ne ci taatu kii ba la ko déggee ñoom Aïda Diallo ñoo gëm loolu di ko wax dugal ko seen bopp yi ñoom jeunes yi ba tax na loolu la ñuy waxtaanee loolu la ñuy gëm loolu moo nekk seen bopp yi moo tax ñooñu defuñu benn fët gis nga ñooñu defuñu benn fët defuñu ko parce que lépp lu nu wax rek Aïda Diallo moom moo ko wax ak Saliou Samb ak Botoor moomu ñoo ci dëgg gëmloo xale yi Khalifa général dara moo tax kooku wax ko ci audio bi ñoom seen biir yi ñi ànd seen audio yi ñoom seen biir ñoo koy génnalante envoyé ko nit ñi
kon xale bu góor bi lu mu wax jàpp leen dafa jottali ay waxi ñoom Aïda Diallo ak waxi ñoom Saliou Samb parce que Saliou Samb moo njëkk taxaw di defante ak xalifa général. Saliou Samb moo njëkk a taxaw di defante ak xalifa général bi xalifa général bi waxee mu tontu ko bu waxee mu xëyee mu tontu ko te déggoo état wax si de déggoo état ne ko lii du yoon bu dee ci côté diine bi état du ci wax de bu dee ci côté diine bi ku jug xas xalifa général wala xas fi keneen doo dégg état wax état fi dëgg bi ne chaque jour du fa jam baaraamam au contraire lay wax ndax Aly Ngouille Ndiaye tey li ñu la doon xamal li ñu la doon xaare mooy même booy wax mais nga xamal Aïda Diallo ni dëkku jàmbur munoo faa ñëw ba pare di fa def li nga xamante ne diine da koo xarab munul nekk loolu nga ko waroon xamal. Aïda Diallo nag li ma koy xamal mooy Ngaabu gee ak Touba gee bu bëggee jàmmam bu mu fa dem naan day def dara parce que kat moo tooñ kenn tooñu ko de Ndakaaru gii nag moom yaatu na moo xam mais ay lu jëm côté Touba loolu moom damaa yaakaar ni lobby yi ne si ginnaaw mi ñu koy conseillé sax dofuñu parce que ñoo nekk si ginnaaw pour lan détourner yoonu sëñ Touba bi détourner affaire sëñ Touba ba nga xamante ni ndax gis nañ affaire màggal géeg yooyu vraiment macha allah gis nañ ko léegi ku mel ni Aïda Diallo la ñuy ngemb nag jox ko alal léegi dañuy gëmloo ndaw ñi nag yi bëri na gëmloo ndaw ñi bëy yi bëri na gëmloo ndaw ñi xar yi bëri na oto yeeg yépp ngi fi Aïda Diallo day am ñu koy dooleel di ko dooleel xaalis di ko jox xaalis ba nga xamante ni day ñëw di nit ñi di teg seen bët ci loolu di teg seen bët ci ay ginaar teg seen bët ci ay nag teg ci bët léegi nag bu ko defee mu mën leen convaincre ñu ne Aïda Diallo nangam wala dalu Aïda Diallo bi nii wala nangam nag ya première yabaate weesuwul première yabaate Aïda Diallo première yabaate weesuwul lu toll ni màggal ñu ne la Cheikh Béthio sëñ Saliou Mbacké jox ko Jannatul Mahwa màggal gi foofu la nga war a ànd ak njabootu sëñ Saliou bi dem defi ko fa nga ñëw première yabaate nga ñëw naa yow mi jigéen da ngay jëndi say nag 1 milliard ci li nga calculé da nga tenjoon génn liggéeyoo demoo banque demoo fenn à part xaalis Cheikh Béthio bi nga sàcc léegi yow fan nga jëlee 1 milliard ak kan mu ñan ñoo ne sa ginnaaw loolu yëpp pour convaincre ndaw ñi wane loolu pour nit ñi yéemu mën a bàbbe ku ñëw topp la nga def fi phénomène bi nga xamante ni tey dangay dem sax ba xalifa général bu waxee bien parce que def ngeen ko ci dëju Cheikh Béthio bi bañ ne Cheikh Béthio na ñëw Touba say nit ñoo génn di wax sëñ Mountakha lu ne wax bu ñaaw bu nañu wax ko di wax yoo waa Touba lu ne say nit la yàlla def taawu Cheikh Béthio bi ne nekk di xalifa bi wax loolu la ñuy def moom mu jël baayam yóbbu fa parce que da nga bëggoon ko fee Madinatu Salaam yow yaa xam loo si jublu mais vidéo yaa ngi fi foofu rek la sëñ Mountakha ak sëñ Bass waroon a jël seen matuwaay ci yow foofu rek lañu waroon jël seen matuwaay ci dëj ba rek lañu waroon jël seen matuwaay te xam ne yow ku wow nga ku ës nga te dafa am ñu ne sa ginnaaw mais ñoom it ndeysaan dañoo bàyyi noonu rek di tam-tamal affaire bi di tam-tamal affaire bi di tam-tamal affaire ba mu egsi fii waaye boo gisee ma dugg ok soo gisee ma duggaat loolu moo gën a tax ma duggaat waaw di lancer appel nag di wax ni kàddu yi Aly Ngouille Ndiaye wax maanaam du cadre dafa farle Aïda wala dafa kii mais dafa amul compétent dafa xamul waxin parce que Macky Sall moom ministre am yi noonu la kenn xamul ci waxin kenn mënu ci wax muy si plateau yi muy fépp su leen caméra wëree rek wala internet yi rek ñu afale di wax n'importe quoi di wax lu leen neex mais am na kàddu yi nga xamante ne rafetul yow nga ne jullit nga yow nga ne taalibi sëñ Touba nga sëñ ñu ne lii di waxuma sax murit de ñu ne lii diine bëgg ko mais loolu yow waroo ci am fooy taxaw ak looy seet Aïda Diallo lii mu nekkee laa wax képp ku ci taxaw di man daal dama jàpp ne xanaa yéenay dafa am sama connexion bi daal doy na waar moom di dagg ni dagg bi kat daf maa jaaxal ok dagg bi moom pour lan la waaw loolu la am lu may wax maanaam dama ne compétent bi nga war a am amoo leen ko Macky Sall buy jël na jël ñi nga xam ne ñu compétent lañ laa wax wala teg leen ci wetam mais ñu nga xam ne heure bu ñu waxee wax tojaange heure bu ñu jëfee jëf tojaange heure bu ñu jëfee mbir rek jëf tojaange dama ne loolu baaxut
dangay jël ñi nga xam ne ñoo mën ñoo xarañ ñi nga xamante ne ñoo mën seen liggéey nga teg leen mais pas nga jël ñi nga xamante ni xamuñu dara wax fu ñu waxee toj nga teg leen ci kanam kon Aly Ngouille Ndiaye foofu juum nga fa. waaw beneen bi foo loolu la am lu may wax ci Aïda Diallo dama ne woon dootuma ci waxati nag mais nag lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole comme Aly Ngouille Ndiaye waxee na noonu il faut man it ma retourner tontoo ko noonu waaw loolu kese moo tax ma ñëwaat waaye du leneen mais nag waa di ñëw ci su ma paree foofu bu ma paree ci Aly Ngouille Ndiaye damay ñëw ci Bouba Ndour bu ma ko kii bi mayet parce que day dagg di dagg rek damay ñëw ci Bouba Ndour waaw di ziyaare bu baax nag balaa may ñëw ci Bouba Ndour waaw maa ngi ziyaare sëñ Xaadim Gueye bu APR maa ngi lay ziyaare waaw soppee Macky Sall bu Italie maa ngi lay ziyaare bu baax a baax ok di ziyaare Mansour maa ngi lay ziyaare Mansour Ndiaye sëñ Mansour maa ngi lay ziyaare bu baax Assane Diagne di la ziyaare bu baax a baax di ziyaare bu baax a baax a baax a baax kii nu mu tuddati Abdallah yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaare di nekk daal maa ngi lay ziyaare di ziyaare damay juum nag di fàtte sama ay xarit ama di ziyaare Issa yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaare daal waaw di ziyaare sëñ Xaadim Njaay tasawuf sama ustaas maa ngi lay ziyaare di ziyaare Moustapha Saxum Touba yéen ñëpp di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm waaw di ziyaare bu baax tamit maam sëñ Abdoulaye Thiaw Laye maa ngi lay ziyaare xalifa général de Layène di la wax laay Mata Laye Alassane di leen ziyaare di la ziyaare bu baax di la ñaanal gudd fan di la ñaanal wér di ziyaare maam Abdou Aziz di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk leeram di ñaanal sëñ Fallou sëñ Saaliw ñëpp daal di leen ñaanal yàlla na yàlla yokk seen leer di ñaanal Oustaz Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla yokk leeram Niass Kumba Abdallah di ziyaare ñëpp képp ku ma fàtte daal nga xam ne xel mi moo lii waaw di retour di kii nu mu tuddati sama xarit bi waaye tur bi lay fàtte waaw di ñëw ci affaire buuba xam naa su ma dabee rek ma tudd sa tur waaw di ñëw si affaire Bouba Ndour xam nga Bouba Ndour moom jaru sa nekk fii di wax ay waxam ndax Bouba Ndour man yaakaar ne Youssou Ndour du ko conseillé ndax xam nga lan la doomu aadama bi mënoo ñu lay xas foo toll di la wax sa bopp di la xas 24 heures sur 24 nga ne doo am jom mooy Bouba Ndour yow bala ngay wax livre yow kaye jàmbur yow yaa ngi valise dégg nga yow bañ nga ko impôt du ngeen ko fay yéen lañu war a auditer Karim Wade impôt du ngeen ko fay te yow yaa ngi def sa lu ne weng man damaa sonn sax si di la xas maa ngi jéggalu day dagg rek amul jom moom Bouba Ndour ndeysaanam amul jom ndax nit ki soo amul jom rek yow xas du la yëngal Bouba Ndour ak Maître El Hadji Diouf ñoo yem maanaam amuñu jom man dama yaakaar ba ni séddale jom ñoom dañoo génnoon amuñu jom Bouba Ndour yow waroo toog di wax yaag malal taalaamu fa mel ni rey mu dee reyul mu dee kooku moom ba mu fi dugalalee Ablaye Wade ñu naan yaanaa maar lii yëpp tey ñoo ko indi taxaw naan yaanaa maar guddeeg bëccëg waaye wax leen yaanaa maar da ngeen am fit ñëw leen ngeen wax yaanaa maar léegi lu muy def day dem si plateau yi toog fa naan day wax yow kan ngay waxal yow xam nga problème bi mooy lan li ngay yedd nit ak li ngay wax nit moo nga amut yow yaanaa maar ndax yéen a fen ba dégg nga tey yéen a fen ba lii am ngeen taxaw dem si plateau yi naan yaanaa maar yaanaa lii léegi lu ngeen di def mooy ay émission ngeen naan da ngeen def émission jàkkaarloo yow Bouba Ndour loo am koy xas nit yow nga xamante yow sax dañ ma tere wax yi ñaaw yi moo tax may éviter nii ma xaw a wàññi tuuti dégg nga moo tax lu ma bëgg a wax rek damay xaw a kii damay découragé instant mais nag wax yenn saay foog nga laal ci góom bi yow Bouba Ndour looy waxal nit yow yaa ngi am sa doom mu nekk nga nekk musulman chrétien sax nañ ma jéggal ndax chrétien ak jullit yëpp benn la nga dem tuddee ko Philippe deuxièmement yow Bouba Ndour tojaange bu ne nga def ko ku ne nga takk ko ku ñëw liggéey si télé am na fu ngeen jaar loolu ñëpp xam nañ ko xale jigéen ñi daa ngay caxat-caxatee bu ñu taxee nga takk say weer mel ni buubu golo ga ca park aan di nit yow amoo looy wax nit Karim Wade moo la gën sax duma ko gën la duma wax sax sa yaay parce que sa yaay defuma dara moo la gën yow Bouba Ndour Karim Wade biiralu fi Karim Wade nekku fi
di ut société am ku fay dugg mu tëdd ak yow wala def na ko sudul noonu. Karim Wade dañ ko jur fu mu ko war a jure mu jàng fu mu war a jànge ñu ne dañ ko accuser ba ñu demee ba accuser ko ñu jël seeni 20 fukki avocat ak lu teg fayal leen ay hôtel ñu falaxi fu ne Maître El Hadji Diouf jiite ko muy mel ni mbaam xuux jiite ko fu dañu dugg fa ñu ñibbi si amuñu preuve amuñu lu ñuy wax gàcce jàpp leen ñu ne ñoom daal Karim Wade léegi ñoom gisuñu dara mais na wax li mu am nan ak nan la def ba am ko ay wax yu naka sa xam rek Karim Wade gàcce ngaa laa ma ndax fu ñu dem si bitim réew tey farle buy am waa bitim réew Macky la ñuy faral waaye bitim réew ak jugement yi nekk bitim réew ak fii du benn bitim réew dañoo tubaab yi mën nga lee sikka lu ne mais dëgg bu jotee même ministre bu fa tooñee dañ naan la dangaa tooñ loolu moom seen habitude la fii chaque jour nga dégg ñu ne ministre nangam jàpp nañ ko yóbbu nañ ko yoon ñoom xamuñu ay état nga bokk duñ la def dara de état ak feneen a ci yem ñoom suñ la waree enquête wala jàpp la dañ lay jàpp Sénégal ngay gis boo defee lu ne weng comme pétrole bi wala leneen ñu ne si nuñ ko bokk wala ñu ne ensemble daal xool nañ ba xoolaat ko Mamour Diallo set na fii dégg nga Sénégal ngay gis boo defee lu ne weng wala nga sant Faye wala nga sant Diallo wala nga sant ki mooy ki jëloon médicament yóbbu Touba xaw ma nan Diallo dañu ko libéré mu dem soo santee Diallo wala nga sant ay ci Sall ak yooyu Sénégal la am ñoom duñu xool li nga def de dañuy xool sant bi wala xool yow ci xeetu pël nga bokk gis nga affaire Mamour Diallo bi comme ça keneen ak keneen comme ça loolu nag justice boobu moo jug dem ba France yenn état yenn dem ba France set ay compte Karim Wade def lu ne ay ñaata weer presque at indiwoo leen fi dara ndax yéen bu doon mën ngeen ko génne yéen am ngeen doole état yooyu yéen lañ àndal tubaab yi Macky Sall lañu àndal mais dañu wax ñooñu moom dëgg rek la ñuy wax gisuñu ngeen jël ay takkaay jabaram indi Macky Sall avant muy yéeg état dañ ko ne woon dafa ne woon kii yow 8 milliards la Macky Sall Ablaye Wade la nekkoon ñu takkal ko juróomi ndombal tànk ama yéen da ngeen di faral di wax Karim boroom asamaan boroom suuf boroom lii Macky Sall nag ndombal tànk yi ngeen ko fi takkal xanaa da ngeen ko fàtte ndombal tànk bu ne am na ko bañ ñee dañ koy càmbar dafa daw ci sëñ Baara dem ñaan wallu wax lu nekk sëñ Baara ne Ablaye Wade na bàyyi dañ waxante dëgg mais mënoon na ko def comme ni mu def Karim Wade gàcce ngaa laa ma xam nga nuñ fan lañ doon rusé buñ ne woon Karim Wade mii kat tey dem nañ ci kontam wala li ñu indi ñoo Maître El Hadji Diouf sotti ko ci table sotti ko ne mu ngi nii comme Maître El Hadji Diouf mënu avocat bi tëjlu lañ ko bëggoon dañ ko bëggoon tëjlu ba ñu bëggee tëjlu Khalifa Sall dañ ko tëjlu Khalifa Sall lu ne wax na ko preuve bu ne indi nañ ko ba ñoom ku ñu bëgg a tëj dañ lay tëj boo deful dara it dañ lay tëj Khalifa Sall bañ koy tëj mairie du noonu lay doxee budget bi normal na ñu ne dañ koy tëj waaye léegi ana liñ ko doon tëjee du ñoom moom Karim yëpp du dañoo jékki-jékki baleen ana xaalis ba suñ la bëggee tëj dañ lay tëj suñ la bëggee bàyyi dañ lay bàyyi ñoom c'est comme ça état bi seetlawuñu preuve dañuy ñëw rek wax benn affaire nga def pour nit ñi langaamu si nit ñi di werante naan est-ce que moo ko def est-ce que defu ko ñoom loo leen neex waaw léegi loolu la ñuy sukkandiku tëj la bu ñu sonnee ñu génnee la noonu la ñuy def wala bu ñu amee lu ñuy élection bu passé ñu génnee la man lii laa gis lii laa jàngat nañu xante dëgg dëgg beneen bi mooy bu nekkoon Karim am na lu mu def waxatuñ ko indi nañ preuve bi wala ñu delloo si Karim Wade ñu ne ko Karim lii nga def Maître El Hadji Diouf nag loolu la fi nekkee wërlu di tëj nit ñi di récupérer xaas di lekk mais si moom c'est comme ça moom noonu la fas yéenee def ba xëy bu ñu koy suuli kon Karim bañuñu ko wax ndax ku nekk ak sa candidat ndax yaa ngi koy défendre am na ñuy toog naan Karim góor jigéen am na yooyu yëpp pour lan bëgg sa candidat jàll comprendre nañ leen xam nañ ci opposition la ñu nekk mais yéen ñi di wax ñii yëpp A ba Z commencement A ba Z barki Serigne Touba Mbacké du cadre la ma nekk Karim Wade bu ne woon cëpp fii yéen ñi di wax opposant bi fi ne Karim Wade du seen morom lii maa ko wax waxuma nag Khalifa baaxul waxuma Sonko baaxul mais Karim Wade laa bu fi cëppoon même Macky Sall si boppam tey jii bu ñu jëmoon élection laa wax de ñu jëmoon élection ñu bàyyi ñëpp dem élection yi passé man maa la wax lii comme élection jeex na nag jeex na élection yal na yàlla def élection ñëwaat
ndax tamit nit ki lu mu am nangul ko ko nit ki mun nga ko mere wax ko lu ne mais li mu am ak li ko yàlla defal nangul ko ko Karim nag du mën a bañ loolu du mën a bañ góor jigéen nga parce que kuy ut wala kuy wote yoonu diine wala kuy wote yoonu Eesa yonent yàlla Eesa suñu mbokk chrétien yi lu ne dégg na ko takk nañ ko ci bant lu ne def na ko nit ku jëm lu baax lu ne dinañ la ko waxal lu nekk dinañ la ne ah yow kat def nga lii ndax yoon wu baax bi ngay indi wala yoon wu baax bi ngay ut waaw dinañ la takk dinañ la génnee dëkk bi comme niñ def Sëñ Tuubaa def ko ñeneen ak ñeneen mais yàlla baax na kon Karim Wade moo tax man du ma ci nekk sax di tontu ci internet bi da ngay dégg lu ne da ngay gis ku taal téléphone am te pourtant nuñ dañuy défendre Sonko nuñ karimiste yi mais ñoom waa Sonko yi xamuñu loolu dañuy jug di wax Karim Wade lu nekk lañ koy wax n'importe quoi di ko xas di ko wax lu ne dégg nga di dal ci kaw Xalifa di dal ci ku ne te nu ñoo bokk xeex bi nuñ suñu sañoon tey Sonko Me El Hadji Diouf man li ma koy yàq ni di ko yàq lu mel ni xeme man su ma bu doon tey dama ànd tey di affaire boobu li muy def neex na ma dañuy taxaw kontaan ci li muy def dégg nga dañuy taxaw kontaan ci Me El Hadji Diouf li muy def ñu ne ah Me El Hadji Diouf kat lii muy def rafet na mais Me El Hadji Diouf li muy def kenn àndu ci kon na yéen soo leen mënee taxaw di xas yeneen candidats yeneen di insulter yeneen candidats yi di leen wax n'importe quoi loolu yéen a ko mën Macky Sall day sukkandiku foofu rek bu boobaa xoola nit ñi